Etienne ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay Kia di lay ziar di nuyu waa Sénégal di nuyu ñëpp. Alors Etienne ñu bàyyi la nga présenté wu. alors man je m'appelle maa ngi tudd Etienne Mamadou Ndour. nekk un membre actif ci groupe bi ñuy tuddee Let's Go Sortir au Sénégal bi nga xam ne moo ngi biir Facebook. nekk fa di tooñ di kaf di fo di ree ak ñëpp quoi en quelque sorte en part ça benn entrepreneur là. buy liggéey dans le monde de l'événementiel de la communication bu yor entreprise bu tudd Sitocom. du ma fàtte aussi di gërëm suñu collaborateurs yi nekk Let's Go Sortir au Sénégal administrateurs yi parce que c'est grâce à eux que lii yëpp am objectif page bi nekkul woon lii. objectif groupe bi nekkul woon lii mais ñoom ñoo bàyyi seen objectif permettre jeunesse su Sénégal ñu mën a échanger mën a partager ba lii am tey. comme ni nga ko waxee noonu groupe Let's Go Sortir noonu la. Let's Go Sortir au Sénégal. Let's Go Sortir au Sénégal récemment dañu ko gis ci benn événement boo xamante ne tout le monde a apprécié mooy distribution ndogu boobu nga xamante ne organiser ngeen ko yéen communauté chrétienne bi ngeen organiser ko par fas yéene ko séddale ñi nga xamante ne ñoom ñooy julliti mu nekk événement bu ñëpp apprécié macha allah. Est-ce que mën ngaa revenir un peu ci comment naka ngeen organiser événement boobu. alors loo gis daa am fu mu tàmbalee. alors dañoo nekk ci groupe boo xam ne amul benn coloration ay jeunes sénégalais ñoo fa nekk muy ay Joola Seereer Pël ay chrétiens musulmans ay même des étrangers. ñoo nekk ci biir groupe bi. alors dañoo tàmm di tooñante ci biir groupe bi ñun suñu carême bi mu jotee suñu mbokk musulman yi dañoo demoon seeti kenn ku ñuy tuddee Boubacar te mu nekk Seras. boo xam day def ay lakk yàpp. yu neex. alors ñoom pour tooñ ñu encourager ñu ci suñu koor participer ci koor gi. ñoom ñu jël ay photo ak ay vidéo dugal ko ci biir groupe bi. après di ñuy naan gars yi gérer leen ko quoi 40 jours méttiwul. après ñun nag ñu gérer ko ci fair play. alors bi suñu 40 jours yi jeexee ca lañ def benn publication ne dañuy laaj ci numéro Boubacar parce que allez boo gis am na retour. dañuy def remontada ca la mbir mi tàmbalee nag. chrétiens yi di dugal ay plat surtout ay heures yi nga xam ne ñoo gën a diis mooy ay 13h 14h 15h. di ñu torturer di leen voilà di leen donc du coup fala mbir mi commencé après ñu am numéro Boubacar aussi accepté parce que day woor. mais mu accepté jël ñaari fan pour accueillir chrétiens yi Seras. mu nekkoon le 17 avril. ak le premier bii nga xam ne mooy samedi prochain le 1er mai. alors bi le 17 avril jotee ñëpp yaakaaruñu woon ne sax dañuy dem. ñu def suñu affiche dugal gars yi di naan déedéet du am day am. alors le samedi matin on s'est donné tous rendez-vous à Seras dem seeti Boubacar. quand on est arrivé il nous a très bien accueillis sañsel ñu. defal ñu préparer ñu ba mel ni daal def ñëw beral loxo. alors on ñu lekk ba suur. xam nga musulman yi dañoo defoon photo ak vidéo. ñun nag xam nga ñun suñu mbir du yem. ngeen dolli ci. live Facebook. xam nga sooy nga ñu àq nag nag moom nga ñu. xam nga sooy def live Facebook da ngay woone détails yi. maa ngi koy wax ci yenn presse yi gars yi di ma ciy tooñ da ngay woone ay moutarde ay frites ay poch ay xam nga affaire yi di koy lakkee et tout mais gars yi di siisu ci biir groupe bi ñëpp di laa doo bàyyi leen liggéey mais après gars yi ñëpp jëlee ko de la bonne humeur. bien sûr ñëpp a saluer ko léegi nag bi ñu lekkee ba pare ca lañ ne balaa ñuy ñibbi. dañuy jël ku ne ci ñun 1000 francs nga teg sur la table. dañuy offrir ndogu suñu frères et sœurs suñuy xarit musulmans yi. ca lañ tegee ku nekk 1000 francs après on s'est dit du yem ci ñun parce que comme ci groupe lañ nekk garaawul bàyyi ñu def beneen affiche ca lañ def affiche def numéro téléphone Orange Money ak Wave. gars yi di participer. dimanche ci guddi lañ dugal affiche bi. dimanche lundi mardi mercredi ñu distribuer ndogu. alors gars yi participer nañ financièrement ñi participer nañ en nature ñi indi ay pain ñi indi ndox ñi indi lu waay am indi. et le dimanche on s'est tous retrouvés ci benn école ci côté rond-point Liberté 6. Derklé 3 fa lañ partagé ndogu bi. on a distribué plus de 2600 ndogu. te li ñu gën a marqué ci mbir mi c'est que du chrétien yi kese cotisé. maanaam mbir mi dafa nekk loo xamante ne ñëpp a ci jàpp. nekkul méritu telle personne par rapport à telle personne méritu jeunesse su Sénégal la méritu ay jeunes yoo xam ne gisuñ ne kii chrétien la kali jullit la
dañoo gis ne ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi ñun ñëpp ñoo war di ànd moo tax ñëpp a participer distribution bi ñëpp a ko def togg bi ñëpp a ko def participation bi ñëpp a ko def may profiter d'ailleurs même pour remercier toutes les personnes qui se sont investies pour la réussite de cet événement. Etienne nga ne bi ngeen di def carême musulman yi dañ daan dem ci Seras di wane yow Etienne est-ce que daawoon nga woor sax yow déjà. daanoon naa woor bay joxe si des revanche est-ce que yow daawoon nga woor sax. daanoon naa woor chrétiens yi nag dañuy woor te ñun suñu koor dafa metti parce que ñun dañuy woor 40 jours te un seul repas lañ am mais xam nga dañ koy def par rapport ak suñu foi catholique ak suñu ferveur et aussi ñun dañuy saluer aussi seen koor parce que yéen aussi da ngeen koy def ak seen foi ak seen religion ak seen conviction donc loolu mooy Sénégal bi nga xam ne ku ne ci ñun am nga sa gëm-gëm ak sa vision mais ku ne ci ñun da ngay accepter sa morom te maa ngi ko doon wax barke démb ku ne ci ñun dafa war a dem gëstuwaat religion am ba pare def ouverture par rapport à l'autre parce que tey kii su ma la ne salaamaaleykum loo may tontu ça veut dire est-ce que tu as la paix est-ce que am nga jàmm waaw am naa jàmm muy ci alxuraan tey su ma la ne ci religion chrétienne dañuy naan allez dans la paix du Christ recevez la paix lépp ci biir paix la samp lépp ci biir ci jàmm lañ koy def lañ ko tënk donc su ñu nekkee ay religion yoo xam ne religion jàmm la religion d'amour religion de paix te jàmm bi njëkk mooy nga sopp sa yàlla bi ci topp mooy nga sopp sa dëkkandoo ak ki nga doon donc suñ ca nekkee nga nekk doomu yàlla ma nekk doomu yàlla yàlla digal ñu dund jàmm ak salaam moom lañ firndeel le 17 avril au rond-point Liberté 6 te moom lañ continuer di firndeel ci biir groupe bi te moom la ñuy continuer di firndeel ci biir Sénégal ngeen def distribution bi macha allah nit ñi accueillir ko nit ñi kontaan ci ñu dem ba presse internationale bi ci wax mu nekk acte boo xamante ne dafa siggil Sénégal acte boo xamante ne tey jii dafa defaraat image yu Sénégal gaa bu defaroon sax dañ ko gën a defaruwaat est-ce que xalaatoon ngeen ne dina yegg si fii. personnellement pour dire vrai sérieusement dañu yaakaar dañuy ñëw rek joxe ndogu dem ñibbi quoi. xam nga nit ki suñ leen yaree ci loo xamante ne mësul am différence entre yéen ci loolu ngeen di màggee. damay wax gars yi benn affaire suñu ne nettoyage des cimetières catholiques. musulmans yi dañ fay fees. dem nettoyer cimetières yi. suñu ne soo demee ci village yi ñu bëri suñ feebaree sœurs yi ñoo leen di faj sœurs yi duñ la laaj ndax chrétien nga wala jullit nga déedéet dañuy faj ñëpp suñ ca jógee ñu dugg ci feet yi tabaski su jotee maa ngi koy wax ci yenn organe de presse yi tabaski su jotee Ramatulaay yi Mamadou yi ak Lamine yi day yokk parce que gars yi dañuy bëgg di dem ci seen mbokk musulman yi lekk yàpp léegi nag Korité de même mais Pâques su jotee nag Pierre yeeg Paul yeeg François ak Jeanne yeeg yow xam naa sa Jeanne nga tudd wala Marie dañuy yokk parce que aussi gars yi dañuy bëgg partager ngalax bi te soo seetloo fête yi chrétien bu joxul xaritam musulman ngalax kontaanul soo seetloo tabaski wala korité musulman bu yekkalul xaritam chrétien kontaanul yow am nga ay xarit chrétien wala ay chrétien moi pareillement ku ne ci ñun fii ni am nga ko ñun ñoo jàngandoo ci même école yi ñoo màggandoo ci lépp donc ñun bi ñuy def acte bi acte naturel lañ ko doon def mais Sénégal dafa nekk pays bu spécial boo xam ne li fi naturel c'est exceptionnel pour les autres parce que suñu toogee ba ñëpp di naan une chose qu'on ne voit presque pas dans le monde est en train que les Sénégalais sont en train de le vivre Sénégalais yaa ngi koy dund dafa nekk loo xam ne dañ cee war di ci kontaan mais surtout dañ kaa war a sàmm. Etienne le 1er mai Etienne nit ki doo ko dóoraat ko bu leen profiter ci occasion bi def ñu dóoraat da ngeen di bàyyi ba après ñu xool nag fu mën nag le 1er mai yéen a ñuy sorxo xam nga ñaari fan ngeen dem Seras. non mbirum Seras bi da am sax dañ c'est que fi ngeen ñu jëlee dafa sori am na suñu def vidéo di naan chrétien moom nii la ñu naree duggee Seras di ñuy kokkali ñuy reetal amul problème mais gis nga le 1er démb dañoo liggéey ba 5 heures du matin parce que li ñu dugal tey ci groupe bi ñëpp di naan non lii mënul nekk si loolooy am le 1er on donne à tout le monde rendez-vous à l'école. may la le 1er ñun ñooy kidnappé waa ji. Boubacar Boubacar. est-ce que xam nga Boubacar Seras lay liggéeyee.
gars yi nee nañ ma donc da ngeen transféré Boubacar de son lieu de travail pour mu ñëw ñu koy sant ñu koy gërëm parce que aussi moom jàpp na ci mënoon na ne non damaa nekk période de Ramadan du ma ko mën a def mais li ñuy def nii yëpp c'est dans le cadre de raffermir les liens entre les jeunes c'est dans le cadre ñu mën a consolider les liens entre les jeunes c'est dans le cadre que tous ensemble ñun Sénégalais yi ñu mën a xam ne un peuple la un but une fois te Sénégal njaay rek lañ am Sénégal njaay suñu gaal donc du coup gaal bi ñun ñëpp a ci nekk gaal bi amul diw kii la diw kële la gaal bi Sénégal la tudd te ñun ñëpp a ci nekk donc comme ñun ñëpp a ci nekk na ku nekk ci ñun béy ci waaram dëgg la alors groupe bi Etienne parce que ni nga ko waxee sànq initiative groupe bi c'était pour partager des bons plans affaires yooyu ñu dem ba lii juddu ci mu nekk loo xamante ne lu ñëpp rafetlu la alors au-delà de distribution ndogu yeeg yooyu est-ce que da ngeen am événement yoo xamante ne da ngeen ko pare organiser pour mën a gën a yokk li ngeen xamante ne da jot ngeen ko fee def ba pare. alors ma lay baaxal benn xibaar boo xam ne wax naa benn information wala discussion boo xam ne am naa ko ak administrateur groupe bi parce que man du ma administrateur groupe bi. ñu bëri yaakaar nañ ko mais man moomuma groupe bi dama bëgg mu leer. du man maay dama cee bëri wax rek comme ñëpp alors li ma ko wax. nee naa ko gis nga li ñuy def ci groupe bi bu ko xeeb mu ne ma ci naka ma ne ko nit balaa ngay dem di visiter dëkk da ngay xool ndax am na jàmm. dëgg la te chrétien ak musulman ñëpp a ngi foo di kaf di ree dëkk boobu leer na la soo fa demee doo fa am problème. donc ba léegi ñoo ngi vendre destination Sénégal. Bien sûr. donc ñu jàppee ko noonu que découverte de bon plan la mais découverte aussi de la destination du Sénégal boo xam ne dëkk jàmm la dëkk paix la dëkk salaam la. alors suñ fa jógee nag jëf du yem ci benn. te jëf bi yii di ñëw ñun ñëppay booloo defandoo benn geste boo xam ne du nekkati ci période du Ramadan mais chrétien ak musulmans yi ñooy serrer les coudes pour aller aider des Sénégalais nécessités pour aller prendre gérer des dossiers yoo xamante ne ñun ñëpp a ko bokk boo xam ne mooy avancer le Sénégal tey am na le 8 mai prochain par exemple am na ñoo xam ne dinañ prévoir nañ def don de sang ñu bari yaakaar maa ko initié wu ma ko pour être très honnête yaakaar ne suñu groupe parce que ñun bëggoon nañ mais comme ñeneen am nañ bonne initiative bi ñu ne comme bonne initiative moo ñu tax a jóg nañ ci jàpp may invité ñëpp après le 1er mai bii suñu lekkee yàpp Boubacar Seras bi ba pare ñu jógee ci koo xiif sonn suñ fa jógee ba pare énergie ba jëlaat doole le 1er mai ñu le 8 mai ñu dem maye ji deret parce que deret ñëpp a ko soxla xam nga dafa am ay sujets yoo xamante ne soo koy laal ñëpp a ngay boole demoo def lii de manière particulière demoo def la Sénégal njaay yëpp ngay defar tey mën naa ko soxla suba mën nga ko soxla muy sama mbokk muy keneen ak keneen donc ñuy invité également ñëpp le 8 ñu pare ñu dem maye ji deret. Etienne kontaan nañ. maa leen gën a kontaan. ñu lay remercier ci disponibilité bi. ma bëggoon lancer benn message jeunes sénégalais yi. Aïcha. nee leen su fekkee ne Sénégal a woote. nañ jël lépp loo xamante ne moo ñuy xaajaloo lépp loo xam ne moo ñuy différence moo ñuy indil ay problème ñu teg ko de côté ndax tey su dul woon jàmm du ma fi toog tey doo fi toog tey keneen du nekk fu mu nekk am na réew yoo xam ne tey dañ ñoo ñee am na ñoo xam ne tey añuñu parce que ñemewuñoo génn seen kër donc chance bu ñu am ci suñu dëkk bii nii nañ ko sàmm nañ ko téye ay nit a ngi tudd ay musulman yu tudd Marie am na nit tuddee na fi doomam chrétien nit tuddee na fi doomam musulman loolu mooy richesse su Sénégal te xam nga kii dama koy wax richesse bii du ñun ñoo ko fi indi suñu maam yee ko tàmbalee soo seetloo premier président de la République Léopold Sédar Senghor la tudd woon catholique la woon te pourtant nee nañ catholique yi bëri wuñ mais marabu yi fi nekkoon ak ñeneen ñi fi nekkoon accompagner nañ ko ci li mu doon liggéey parce que benn mbir moo amoon importance mooy Sénégal suñ ca jógee tey da ngay dem Joal Fadiouth. dëgg la. benn cimetière a fa am. effectivement chrétien musulman. donc lii mooy firndeel ne ñun ñëpp benn lañu. donc benn boobu nga xam ne ñoo ko nekk nag bu ñu nangu muy yàqoo suñu loxo. suñu maam yi jox nañ ko suñu papa yi jox ñu ko ñun dañoo am obligation jox ko suñuy doom may gërëm di gërëmaat ñi nga xam ne ñëpp ñoom ñëpp a ci jàpp su ma limee juum
groupe bi nga xam ne ñooy organiser affaire peut-être maa ci gën a feeñ tout mais am na ñoo xam ne ñoo nekk ci suuf ñooy togg di def lépp man damay yekk rek man damay yekk moo tax lu ñëw ci man lay tal damay yekk ñu ma ko yekk mais ma leen di sant di leen di gërëm ñoom ñëpp damay bañ a lim di juum mais ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen di sant di gërëm mbokk musulman yi di leen di ñaanal koor gi ñu nekk nii yàlla nañ ci génn ci jàmm ak salaam lu ci waay bëgg te ñaan ko yàlla te yàlla nangu ko yàlla na ko yàlla may Sénégal njaay bi nga xam ne fii la ñuy yeewoo fii la ñuy fanaan lépp nañ ko sàmm te ñoo ko bokk ñuy wax gars yi nag le 1 mai mooy samedi prochain amul layam mi ala accu ñu leen di wax aussi suñu mbokk musulman yi korité su jotee ngir yàlla nag bàyyi leen ñu ci laax meeg foccu ginaar yi door fayu Etienne kontaan nañu maa la gën a kontaan kii ci disponibilité bi ak li ngay def nga di ko def ak xol te ñu koy ressentir même ci waxin beeg ci jëfin bi et tout ça ñu lay ñaanal aussi li nga ci bëgg incha allah yàlla na ko yàlla mottali. amiin IGFM kontaan na trop ci li nga accepté en si peu de temps ñu woo la nga ñëw fekk si ñu def ak ñun interview bu neex bi ñu yaakaar ne ni ñu ci kontaanee yàlla na ci képp ku ko seetaan rek yàlla na ci kontaanee nii. di jégalu aussi su ma fi waxee kàddu goo xam ne waruma ko fe woon wax. rafet na communication demee noonu peut-être am na nu ñu koy déggee di baalu àq ñëpp. di baal ñëpp àq di ñaan jàmm ak salaam biir Sénégal moo ñu soxal amul leneen. merci jërëjëf.